Merci chers amis internautes, heureux de vous retrouver sur votre chaîne YouTube préférée Thiès Média. ñu am mbégte kon ak contentement tey di dalal waa mairie ville u Thiès ci seen émission xeex corona bi nga xamante ni le maire de la ville Talla Sylla moo ko initié ànd ceeg médium yi nekk ci biir Thiès yëpp rajo comme télévision comme site internet. tey ñuy dalal deux jeunes engagés yoo xamante ni ñoo ngi ànd ci xeex bi ak le maire de la ville muy Seydina Mouhamed Lamine Ndiaye moom mi nga xam moo jiite le cercle des étudiants thiessois yi nekk université Gaston Berger moo nekk ci sama ndeyjoor ci sama càmmoñ Mouhamadou Moustapha Mbaye mi nga xam ni moom moo jiite coordination des étudiants thiessois de l'université Alioune Diop bi nekk Bambey. Monsieur, heureux de vous recevoir aujourd'hui ñu am mbégte di leen dalal ci seen chaîne YouTube Thiès Média. Mouhamed Moustapha Mbaye. asalaamaaleykum waa Thiès ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp bon di rafetlu tamit ci invitation bi ngeen invité fii nii. parce que day permettre tamit lu gën a ñaax sunu morom yi nga xamante ni noo nekk si biir dëkk bi ñi doon ay étudiants même tamit boo nekkul étudiant doon jeune war ngaa ñëw jàpp si xeex bi comme ñëpp. moom di fàttali moom moo jiite coordination des étudiants thiessois yi nekk université Alioune Diop bi nekk Bambey ci sama ndeyjoor Seydina Mouhamed Lamine Ndiaye moom mi nga xam ni moo jiite cercle des étudiants thiessois de l'université Gaston Berger bu Saint-Louis. Mouhamed salaamaaleykum. waaleykum salaam ñoo ngi nuyu thiessois yëpp. di rafetlu invitation bi merci. ñuy dooree waxtaan wi kon ak Mouhamadou Moustapha Mbaye. Mouhamadou yéen ngeen di ay ndaw président à cause de cette maladie là mu arrêté njàng mi yéen bi ngeen ñibbee ci seen gox-goxaat yi ban taxawaay ngeen ci am bala ñoo ñëw ci seen taxawaay bi ngeen am ànd ceeg le maire de la ville d'abord fi nga dëkkee en tant que jeune étudiant. waaw dëgg la bon bi nga xamante ni feebar bi mu ngi commencé law ba dugg Sénégal dañoo tëj université yi. te ñun benn activité rek la ñu am mooy jàng école tijjee dañuy jàng léegi nag bu fekkee dafa am loo xamante ni moo arrêté suñu jàng ba nu dellu suñuy gox fu ñu jógee kon war nañ fexe ba loolu noonu ñu jële ko fi pour que nu mën a dellu jàng si anam yu normal si kaw loolu bu ñu ñibbisee takk danoo commencé am ay idée comme ñun président yi avant que sax muy xew noo am idée boo xamante ni pour sensibiliser thiessois yëpp de ce fait nu xam maladie bi gravité am ak geste nu war a def pour que mu bañ noo dal ak bu ñu dalee la ñu war a def ci kaw loolu nag far maire woo ñu bu mu ñu woowee explique ñu programme am léegi sax ñun ñu rafetlu loolu ni ko sax li bëggoon nañ koo def ci kaw loolu la ñu engagé woo ànd ak moom ci xeex corona bi. ban gox nga dëkk fii ci biir Thiès. man maa ngi dëkk Grand Standing. Grand Standing yow ak say moroomu étudiants yéen a ngi wàcc ci terrain pour sensibiliser seen moroom yi. waaw avant cas communautaire yi di am. daan nañu wàcc ci terrain bi comme Grand Standing ak Cité Senghor. booy xool Grand Standing am na sama benn xarit bu fa nekk ma dikkee moom waroon coordonné foofu ak booy yu nekk foofu noonu. ñu dem ci dëkk kër yi. di fa wàcc di jaar ci def porte à porte di leen sensibiliser. di leen wax lépp lu war ñu def ko pour que maladie bañ leen a dal. ñun tamit à notre niveau. maire joxoon nañu ay kits d'hygiène yoo xamante ni ay eau de javel ak ay kotol bu ñu ko joxee ñu wàcc sur le terrain sur le Senghor ànd ak seen bàjjenu gox yi di jaar def porte à porte ci kër yi en plus dem grand place yi nga xam mbooloo mi dafay bëri ñu wax leen ni leen comme ça lii baaxul di leen expliquer di leen sensibiliser ci kaw loolu moom après si le cas communautaire yi am xam nga cas communautaire mënut a am ba pare yow nga ni xamoo kan moo feebar xamoo kan moo koy wàlle nga dem naan da ngay sensibiliser kon boobaa yaa ngi exposer sa bopp si kaw loolu moo tax ñu arrêté sensibilisation boobu noonu jëm beneen plan. Mouhamadou Moustapha Mbaye la moom moo jiite élèves yi nga xam étudiants yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Alioune Diop bu Bambey noonu laay tourné ci sama xarit muy Seydina Mouhamed Lamine Ndiaye yéen étudiants thiessois yi nekk Ndar nag bi ngeen ñëwee ban taxawaay ngeen am ci xeex bi. waaw daanaka comme ni ko sama ndaataangoo bi waxee rek foofu laay ñëwaatee ba nga xamante ni ndogalu président de la République wàcc na tëj université yëpp ñun automatiquement ba ñu dellu seewaatee fi nga xam ne mooy suñu dëkk dañoo commencé ni nañ organiser wu xool nan la ñu sensibiliser ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal parce que ku ni étudiant wax ni que peut-être am na benn avance bu mu am par rapport aux autres ci li nga xamante ni mooy maladie beeg ak yu demee noonu si kaw loolu la ñu organiser woon jotoon nañoo organiser bien avant maire duñu woo en collaboration avec la fédération ñu ni dañuy def ay groupe étudiant bi nga nekk bu nekk kon bi mu dëkk mu génn sensibiliser ñi nga xam ne moom la dëkkal ci kaw loolu nag la ñu maire fekk ci liggéey bi convoqué ñu ànd ak moom di liggéey. est-ce que yoon na ngeen di xaar maire di leen convoqué est-ce que c'était pas à vous d'aller vers le maire xam nga yéen seen amicale yi
bu ngeen di coow ak wala ngeen soxla yooyu da ngeen di ñëw ci maire. bu jafe-jafe amee ba maire sos ak kuréel. est-ce que la ngeen xaar mu woo leen d'abord kuréel boobu mooy comité d'alerte et d'action bi maire taxaw ndax yéen a ci d'abord. waaw bien sûr ñoo ngi si fa lañ jógee nii sax. maire da leen woo. waaw maire dañu woo. mais comme ni ma la ko waxee yaakaar naa ni. waaw da nga may bay waaw d'accord ñu koy nuyu ñun tamit di suñu kilifa gu baax. waaye comme ni ñu la ko waxee woon sax bien avant lii nii yëpp di am dafa amoon benn collaboration boo xam ne moo lié la mairie de Thiès et les étudiants mooy ñun maire dañ ne ko lépp li nga xamante ni question de civisme la wala de citoyenneté ñun étudiants yi maanaam ouvrir nañ la suñuy porte pour nga wooñu si donc yaakaar naa ni donc foofu noonu xaaruñu fa maire ñun tamit bañ ñëwee comme ni ma la ko waxee sànq dañoo commencé liggéey bi léegi si lañu maire woo parce que dañ ko commencé même pas 2 jours maire contacté ñu réunion woo ñu waxtaan ak ñun ci affaire bi ñun ko ñun kat commencé woon nañ ko sax donc boo ñu si woowee ñun tamit dañ la siy fekk si xam nga liñ naan paaka kenn du ko jiitu si mbaram mënoo dem ci maire naan ko nañ def lii ak lii da ngay bay sa tool moom bu la woowee nga ànd ak moom bay donc ñun noonu lañ doxalee. concrètement ban taxawaay ngeen ci am li ñu tëjee l'école wax nga ko ngeen ñibbi si. maire woo leen léegi ci biir comité bi. yéen ban taxawaay ngeen ci am ndax mag ñi dañuy xalaat. yéen ngeen jëfe bu ñu xamee ne ndaw moo ëpp jot moo gën a sawar. wala da ngeen di toogandoo décidendoo après ñu bokk liggéey bi. waaw comme guerre la yéenay soldats yi. waaw ñun ñooy soldats yi mën naa kaa wax mais yaakaar naa maire daf ñu impliqué du début à la fin du processus parce que convoqué nañu réunion laaj ñu suñu xalaat mais aussi impliqué ñu si ligne yëpp maanaam si ligne si chaîne yëpp liggéey bi yëpp impliqué nañu si. donc toog nañu waxtaan ñu laaj ñu suñuy avis déjà may nañu benn formation de sensibilisation bi nga xamante ni ay jeunes ñoo ko def waa AMT association médicale. Thiessois bi moo ko def. pour gën ñoo xamal feebar bi fee lañ ko defee mairie bu Thiès. ba ñu jugee si loolu on a constitué des groupes yooyu noonu wàcc si terrain bi wax ak askan wi ku nekk étudiant koñ bi nga dëkk nga formé fa ay groupe pour wax ak sa waa koñ. donc maire tamit accompagné woon nañu ak ay kit d'hygiène man mii di wax ak yow maire déplacé na ba sama kër. ak bàjjenu gox yi nga xam ne ñoo nekk suñu koñ ak kilifa yi nekk suñu koñ yëpp mooy Nasru Ngent voilà ñëw na ba suñu kër waxtaan ak bàjjenu gox yeeg kilifa yeeg maire yi fa nekk yëpp ci sensibilisation maladie bi ci kaw loolu lañ commencé nekk ci suñu programme yi xam ne moom lañ tëraloon ba comme ni ko Moustapha Mbaye waxee cas communautaire yi ba cas communautaire yi jógee nag ñu di attention comme que instant bii nii kenn xamul kan moo yore feebar bi maanaam porte à porte bi dañ koy wàññi duñu wax ni sensibilisation bi dañ koy wàññi mais porte à porte yi la ñuy wàññi développer yeneen stratégie comme la communication digitale à travers les réseaux sociaux ñu defar ay affiches ak yu mel noonu jàllale ko ci réseaux sociaux yi mais aussi. mais bu boobaa. cible bi da ngeen koy wàññi. waaw xarañte jëm ci loolu rek. foofu sax laa doon ñëw foofu sax laa doon ñëw. stratégie yooyu ngeen teg au niveau de la mairie concrètement naka lay demee bu ñu xamee ni. ñëpp jotewuñu ci li ngay wax ni xarala yi. voilà comme ni ma la ko waxee xam nga dañoo utiliser canaux yëpp déjà am nañ réseaux sociaux yi ñu dafa confectionner ay images ak yu mel noonu jàllale ko ci réseaux sociaux yi pour ñu fa am accès mais sóoraale nañ tamit ci stratégie bi nga xamante nii dañ ci ànd ak maire moom sax ci jëm boppam mu jëmmal ko mooy collaboration ak rajo yi ak télé communautaire yi nga xam ne ñoo nekk biir Thiès soo seetloo sax léegi seen programme 11h ba 12h. dañ leen koy jagleel émission bi nga xam te ni ci sensibilisation coronavirus rek lay kii muy xeex corona di rafetlu bu baax initiative boobu tamit ci stratégie de communication yi la bokk comme que cas communautaire yi maanaam dafa fës donc sensibilisation rapprochée bi dafay xaw a nekk li nga xam te ni day compliqué trop donc stratégie yooyu lañ tëraloon pour mu ngi mën a gën a mën a xeex coronavirus bi. muy étudiants yi nekk Ndar ñi nekk Bambey ñoom laay tourné waat muy Mouhamadou Moustapha yow yéen macha allah bari ngeen j'imagine que sa moroom yi nga bokkal ci amicale bi yëpp wala ci coordination bi yëpp impliqué nga leen ci liggéey bi ngeen subb ak maire. waaw kay loolu la ñu tamit si question boobu parce que loolu day tax gars yi gën a xam importance étudiants yi fii si Thiès. booy xool li nga maire bu ñu waxee loolu woo président yi teg ak ñoom ay plan ñun tamit bu ñu jógee soo dañoo retourner. ci base bi comme li ngeen di wax. waaw dem wax ak suñuy étudiants yi nga xam ñoo leen diriger. wax leen nu muy demee ak la leen si jublu. bu ñu ko waxee nag boobu amul benn problème parce que étudiants yu bëri dañoo d'accord ñi nga xam dañoo disponible ñëpp dañoo ñëw jàpp si liggéey bi
d'ailleurs sax ñu ngi leen di remercier waale waa étudiant Thiès waay yu nekk Bambey. parce que wax dëgg yàlla jàpp nañ si liggéey bu baax a baax. parce que à chaque fois su ma gëstoo dinaa leen gis sama ginnaaw ñu jàppale ma si travail bi man tamit travail bu ñuy def ma ko pour man. pour Thiès lañ koy defal ñoom tamit lu ñuy def defuñu ko pour ñoom pour Thiès lañ koy defal. parce que dañoo nekk di jàppale seen gox. te booy xool tamit ñun dañoo bokk si acteur de développement yi. dinaa ñëw ci benn poñ bu am solo bu maire sumb jamono yi moo di waañ wi nga xam ni moom la def maire yi ñu jagleel ko daara yi nekk fii ci biir Thiès yéen ngeen di ndaw ñi yan ban taxawaay ngeen ci am pour mbir yooyu mën a egg ci daara yi nekk biir Thiès. waaw kay waaw ji nga plan boobu sax. damay ñëwaat damay xaw a ñëwaat lu tax nu def ko. gis nga tey bu nee dañuy confiner nit ñi. wala que dañuy bañ gars yi di gën def ay déplacement yu inutile. te taalibe yi ñoom lan lañ mën a dundee am na ñoo xamante ni pour ñu dund il faut que ñu dem si kër Awa dem si kër Aïda dem si kër Fatou yalwaan loolu noonu lañ dem yóbbu lekk. xam nga loolu tamit problème la. léegi tey bu ñu demee si kër Awa mu feebar mu wàll leen feebar bu ñu demee si kër Aïda dañ koy wàll tamit feebar bi ñoom tamit jël feebar bi yóbbuwaat ko seen daara. loolu xam nga feebar bi day gën a law. moo tax ñoom ay porteurs la ñuy doon boobaa. léegi looloo tax que maire décidé nii dafay toggal daara yi pour que bépp taalibe bu nekk Thiès toog sa kër. à chaque fois ñu togg ay añ mairie di ko fa indi. pour que xale yi bañ a génn bañ a am feebar boobu noonu. léegi nag suñu taxawaay mooy ñun dañuy dem sur le terrain bu ñu toogee togg ba pare ñu jox ñu ay oto ñu jël oto yooyu noonu kenn ku ne dañ lay jox gox bii par exemple dañ naan Seydina ni ko Ngent yaa ko géré ak Coonaax Capon ak Poñen. léegi zone moom moo ko géré moo koy couvrir. léegi dañ koy jox oto boo xam ne dañ si def mën a ceeb yu doy wala lu ñuy togg lu doy. jox ko si loxoom bu demee mu wër daara yi nekk foofu yëpp xam nga daara yi recensé na leen ba pare. bu ñu demee day dem si benn sëriñ daara bu ne mu woo ko mu ñëw ba si daaraam xool ñaata taalibe nga fa nekk. ñu jox leen ceeb bi chaque jour noonu la ñuy def fii ak 30 jours wala fii ak ba feebar bi jeex incha allah. ñoo ngi ñaan yàlla nag feebar bi gaaw fay jógee. di fàttali ni 60 marmite la muy juróom-benn fukki mbana jëm ci fukki junni taalibe tey jii moom la ñu def jamono yi dañuy yokk progressivement tey sax Talla mi ngi lancé appel état bi pour mu ñëw jàpp ci ndax moom xaaru ci kenn ci noonu laay walbatikoo ci suma xarit muy Seydina Mouhamed Lamine Ndiaye ñoom étudiants yi fare UGB te cosaanoo Thiès yéen liggéey boobu muy waañ wi ban taxawaay ngeen ci am concrètement lu mooy li sawaay wax léegi. yaakaar naa moom sax leeral na ko bu baax may fàttali que ni certes ñun man maay président bu Saint-Louis kii mooy président bu Bambey mais suñu yeneen ñaatangoo yi nekk UVS yu nekk Ziguinchor Dakar ak éclaireur yëpp ñun nag ñoom ñoo bokk liggéey bi ñoo ngi yaakaar naa sax ñoom dañ leen a bàyyi ci waañ ba ñu continuer di gérer donc comme ni mu ko waxee moom maire ba mu tegee projet bi laaj ñu ci suñu avis ñun dañu ko rôle bu ñu si mën a jouer ñaar la mooy contrôle et suivi donc ñun bu ñu ñëwee lépp li nga xamante ni mooy xew si waañ bi dañ koy xam contrôler ba xam marmite yi nga xamante ni moom la maire programme pour ñu teg ko ba xam teg nañ ko est-ce que marmite yooyu noonu dinañ doy léegi bu loolu weesoo mooy ci acheminement bi dinañ ànd ak ñi nga xamante ni ñooy yóbbu añ yi en collaboration ak bàjjenu gox yi xool ba xam li nga xamante ni moom lañ daara yi nga xam moom lañ recensé woon pour yóbbu fa añ yi est-ce que añ yi àgg na foofu tamit dañuy def rapport saa suñu paree xool yan ñoo xamante ni ñooy manquement yi ak yan lay recommandation la ñuy def pour que chaque jour ñu gën a mën di avancer. donc ñun yaakaar naa. gis nañ maire bi ci boppam. mu teew. waañ wi di raxas ak kii wane ni moom implication personnelle. waaw en tant que Thiessois d'abord avant muy nekk maire. waaw ñun moom personnellement maire daf ñuy yéem sax parce que dañuy wax naan maire bu mel ni moom yaakaar naa ni ku nekk da nga koy rêver am maire bi nga xamante ni modeste na. keroog ñoo ngi ko gis muy jàpp ci raxas bi di jàpp ci yëkkati beeg yooyu noonu yëpp yaakaar naa loolu moom Talla Sylla la en personne voilà loolu xëy na sax bu ñu ko diggaloon ñun dañ koy def comme ni ñu ko nekkee di defee nii mais xëy na moom woyofam moo tollu foofu. ci noonu laay ñëwee waat ci Mamadou Moussa waaye laaj bi nag yéen ñaar laa ko boole. gis nañ gaa yëpp nag ci ni ñu ko waxee ci effort de guerre bi comme ni président wax ñu ciy dugal seen koom. yéen seen amical yi daan ngeen am ay xaalis ndax maire bi daan na leen jébbal yi koppar. waaw xëy na doole gi doomu yanu
yanu toggukaay yeeg yóbbu ci ndongal yeeg. waaw xëy na sax loolu du ordre jour débat bi mën naa waxee noonu mais ñun ñoo ngi ci participer comme effort de guerre la ku nekk ki nga xamante ni dafa am ay millions lay indi. ki nga xamante ni ñaxam la am ñaxam lay indi. waaw xam nga tey jii nii. waaw ñaa ngi mi taxaw na. waaw mais maire xëy na bu lii yëpp jàllee maire dañ koy wax mu gën a gëstu étudiants yi. waaw déedéet waaw d'accord ñun ñoo ngi jàpp ci xeex bi à notre niveau lépp lu ñu mën xaaruñu ci moom dara mais dañuy ñaan yàlla corona bi gaaw fi jeex maire tamit gën a soutenir étudiants yi pour que ñun moom tamit bu soxlaa ba nekk ci problème ñun ñu mën koo soutenir financièrement mais yaakaar naa ni soutenir financièrement weesuwul liggéey bi dafa laaj jënd crédit dafa laaj transport bu bari te yooyu noonu yëpp yaakaar naa ñoo ngi ci participer ak suñu poche bopp ak suñu nga xamante ni mooy suñu caisse amicale. moo ciy dugg bu baax. dafa am jamono yi ñuy gis wax nga ko sànq Mouhamadou Moustapha Mbaye muy yi nga xam ne c'est aussi la transmission communautaire ñu dem bay wax généraliser lii di port de masque bi. comme yi ngeen sol di fàttali nii nag maire yi ville. moo ko jox gars yi fa nekk. yéen ban xalaat ngeen ci am vous les jeunes d'abord les étudiants. waaw bon ñun xalaat mu si am mooy bu fekkee dafa am ñu feebar. te xamuñu kan la am ñoo xam ne dañ leen koo wàll te xamuñu kan moo leen ko wàll lu gën mooy lu wàññi suñuy déplacement yu inutile yi nga xam déplacement inutile moo yoo xam te ni boo jógee di ko def mooy dem maanaam seet sa benn xarit dem waxtaan wala nga dem si grand place ba di ataaya wala def loo xamante ni. mais loolu lu ci bari seen morom yaa koy def xam nga xale yi comme yéen ñooy dem ci terrain football yi. ñooy nekk ci grand place yi ñooy naan ataaya jamono yi jafe-jafe yëpp xale yi la mais du mag ñi. loolu tamit dëgg la côté boobu ban rôle ngeen ciy joué pour sensibiliser seen morom yi. rôle bu ñu si joué mooy à chaque fois booy xool suñuy statut dañuy xam nga ñun suñu morom yëpp am nañ booy xool noonu si réseaux sociaux yi am nañ WhatsApp dañuy def statut à chaque fois di si dugal message yi pour wan leen ni li ngeen di def baaxul. mooy bu fekkee amul loo leen def toog leen seen kër parce que di dem di football dafa am contact. nit ku bu feebaree ngeen football ngeen am contact. ngeen contact bi bala ko amee moom mën na la koo wàll. mu sëqal la ko affaire noonu moo tax ñun dañuy ñaan suñu moroom yi ñu toog seen kër ngir yàlla ba feebar bi jeex parce que lii tant que jeexul situation bi mu toll nii fi la ñu toll te mën naa gën a empirer wu. lu gën mooy lu def. médecins yi lu ñu wax lu ñu sant parce que ñoom instant bi ñoom rek ñoo ñu mën a sauver. feebaru du feebaru kenn du feebaru diw du feebaru kenn moo ko mën a faj médecins yi kese noo ko mën a faj te ñoom loolu mën a wax defal lii nii moo la ci génne te loolu boo ko defee da la ci génne. bu si yàlla àndee incha allah. Seydina Mohamed ñu gis ni seen morom yi yéen en général dañuy xaw a dëgër bopp milieu étudiantien moo mel noonu. pour wax leen ngeen dégg day jafe sa morom yi ñooy dem ci plage yi. ñooy toog di naan ataaya ñooy dem ci terrain football yi ban message nga leen bëgg a jàllale pour ñu jéem a méngoo ak dégtal yi nga xam ni moom la kilifa yi wax. waaw man xëy na dama naan peut-être ñoom duñu ay étudiants waaw ñu koy def peut-être duñu ay étudiants parce que man étudiants yi nga xam te ni maa ngi en contact ak ñoom ñëpp ñoom yaakaar naa ñoo ngi respecté recommandation yi nga xam te ni moom la ministre de la santé joxe te ñoo ngi tamit ñaax ñi nga xam te ñoom la ñu dëkkal ak nekkandool pour ñu respecter loolu donc peut-être loolu ñeneen la mais du man jàpp ma ni étudiants yi la te ñooñu tamit li leen wax mooy instant bi cas yi critique na cas communautaire yi ñoo ngi gën a bëri kenn xamul kan moo am feebar bi amaana man mi je suis porteur asymptomatique amaana yow tu es porteur asymptomatique te feebar bi feebar bu la boo xam te ni c'est extrêmement dangereux tey ku gis ni muy def États-Unis di ko def Italie di ko def France te ñu pays yooyu ñoo ñu ëppale doole fukki junni téeméer yoon yaakaar naa ne ñun Sénégal war nañoo gën di moytu yi nga xam te ne nag mooy geste barrière yi yaakaar naa loolu ñëpp xam nañ ko parce que ku nekk yaa ngi seetaan télé waaw geste barrière bokk na ci déjà port de masque parce que masque boo koy sol dina tax yow boo amee jàngoro bi boo sëqatee wala nga éternuer doo ko mën a wàll keneen dina tax tamit kenn bu yoree feebar bi du la ko mën a wàll parce que masque bi moo lay protéger mais aussi bokk na ci la distanciation sociale maanaam ngeen di dannoonte lu tolloog 1 mètre ba 1 mètre virgule 5 su ko defee parce que dañuy microbe bi mënut a déplacer wu lu ëpp 1 mètre dina tax même man bu dee dama nekk porteur de cette maladie là ma sëqat du mën a agsi ci yow mais aussi ñuy éviter yi nga xam te ni mooy rassemblement yi di éviter ngénte yi di éviter dëj yi di éviter tour de famille yeeg yooyu noonu yëpp football yu ci koñ beeg yëpp man li may wax étudiants yi ak jeunes yi mooy képp koo leen gis muy taxawaalu di football ci koñ yi yaakaar naa am na ay numéro yoo xam te ni joxe nañ ko pour que policiers yi ñëw tas ndaje yooyu noonu damay appeler tous les étudiants tous les élèves tous les jeunes ñu faire pareil
képp koo gis muy fubal wala yu mel noonu nañ woo police ñu tas jotaay yooyu. te tamit raxas loxo yi ci geste barrière la bokk. waaw c'est très important raxas loxo yi ak saabu boo amul saabu tamit am nga gel alcoolique voilà. saabu sax moo gën a yomb gel alcoolique yi. waaw soo amul masque tamit booy sëqat ngay sëqat ci sa coude parce que xam nga coude sori na ak loxo. voilà donc nga sëqat fi nga xamante ni wala nga t-shirt fi nga xamante ni mooy sa coude. voilà boo amulee masque. ba pare bu dee mouchoir la tamit boo ko jëfandikoo ba pare immédiatement nga sànni ko ci poubelle bi mais li gën daal comme que cas communautaire yi bëri na yaakaar naa ne masque yi maire moo ñu ko jox mais yaakaar naa ne masque yomb na yow mi sax mën nga ko defaral sa bopp. mais est-ce que kon da nga xalaat Amadou Moustapha Amadou Lamine Ndiaye mën nañu dem ba imposer comme ni ko yeneen dëkk yi defee port de masque bi ñu koy génn ci sa kër voilà bu dee da nga koy takk wala yow ndax. mais effectivement te man yaakaar naa su ma amoon ndogal loolu laay décider parce que instant bii le cas est critique mais yaakaar naa ni ñi nga xam ne ñoo chargé wu question boobu nekk dans les plus hautes autorités ils ont compris cela mais vraiment instant bi ñu toll nii cas bi critique na cas communautaire yi ñoo ngi gën a bëri yaakaar naa war nañoo mën a jàll ci li nga xam ne mooy exiger port de masque yi gën a veiller à ce que population bi dañu bañ a taxawaalu maanaam di génn inutilement comme ni ko Moustapha Mbaye waxee sànq. voilà Moustapha ñu yaatal tuuti waxtaan bi bu ñu génnee commune Thiès bu ñu nee département bi yëpp la ressortissant Thiès yi seen amical yi ñooñu la ñu ëmb mooy ñi dëkk Xombal Thiénaba ak yooyu ci lañ bokk. non wala waa commune de Thiès rek la. waa commune de waa commune de Thiès kese lañ gérer. waaw booy xool fii Thiès commune kese lañ gérer. boo xoolee Xombal Mbour yeneen yi. non waxuma Mbour kay ci biir département bi la Pout Xombal ak yooyu waaw. ñooñu am nañ ay amical ñoom itam. mais sa gars yi nga xam ne nag jamono ji peut-être yoruñu poste ci seen amical bi mais ñoo ngi biir Thiès nekk ci vacances forcées yi est-ce que ñoom impliqué nga leen ci liggéey bi ci sensibilisation bi. waaw loolu laa la wax sànq rek man la maire bu ñu woowee ñun dañoo retourné à la base ñi nga xam te ni ñoo ngi si bureau bi ak ñi nga xam te ni ñoo ngi si biir amical te nekkul si bureau bi ay étudiants lambda ñoom ñu poste ñooñu sax ñu ngi si ëpp booy xool ñun tamit ñu ngi leen remercier bu baax a baax ñun jàpp nañ ci sensibilisation bu baax a baax. bu ñu commencé am ñoom dem seen kër yi seen koñ dama wax kenn ku ne da nga def sa koñ def par rapport mais léegi nii je pense que loolu mënutul nekk à travers les réseaux sociaux lañ ko nekk ak émission yu ñuy def pour gën a sonné sonné. mais Seydina Mohamed bu saay waxee les réseaux sociaux dafay mel ni que benn cible rek ngeen am yéen mooy ñi jàng l'école naka ngeen di def ba weesu cible boobu jot ñi nga xamante ni sama maam par exemple màgget na jàngul tubaab xamul luy réseau social nan ngeen di def ba. egg tamit ba atteindre cible boobu. bon déjà ni ñuy def nii parce que yaakaar naa ne seen télé bi Thiès Média nekk na télé boo xam te ni Thiès waa yëpp dañ koy suivre yaakaar naa ne mag ñi dañ koy suivre rek yooyu noonu yëpp bu ñu nekkee en famille ils regardent ensemble la télévision bu ñu zappee ci chaîne yi fekk ñuy def genre émission yi yaakaar naa lii méthode la bu baax boo xam te ni monsieur le maire jël na ko pour ñu mën a atteindre suñu cible. voilà si réseaux sociaux yi tamit parce que jeunes yi sama genre gi li ñuy seetaan télé bëriwul. voilà donc ñoom tamit réseaux sociaux yi xëy na si la ñuy gën a nekk foofu la ñuy jaar pour mën a waxtaan ak ñoom bu dinañ demee delloo tamit également ci daara yi le fait que ñuy def tournée nii ci daara yi xam nga daara yi amuñu télé amuñu réseaux sociaux suñ demee tamit nañ wax ak sëriñu daara yi wax ak taalibe yi. surtout bañ a am détournement d'objectif. waaw surtout mu bañ a am détournement d'objectif te ñun loolu dañ ciy veiller yaakaar naa ne sax loolu moo gën a tax mais adopté méthode bi maanaam toggal daara yóbbul leen ko parce que amaana bu ñu leen joxee vivre yi jox leen ceeb ak diwlin ni leen togg leen mën naa am ñu jaay ko wala ñu sàkkal ko pexe mais bu dee lekk nga leen jox yaakaar naa jébbal leen ko nga xool ba xam ñoo ngi koy lekk yaakaar naa duñu am pexe dina àgg si nga xam te ni mooy cible yi muy ndongo yi donc ñun on profite de ces occasions là pour sensibiliser les daara donc en fin de compte da ngay gis ni que cible yëpp atteindre nañ ko à travers li nga xam te ni mooy méthode yu ñu jël yëpp utiliser yëpp. non muy stratégie de com bi mairie ville teg li ñu jëloon ci wax bi jeex na. Seydina Mohamed Lamine Ndiaye dama lay bàyyi rek nga lancer un appel wala un message booy adressé sa xaritu étudiants yi ak ndaw ñi nga xam ni au delà ñi nekkul étudiants yëpp ñoo ngi nekk biir Thiès di ñu seetaan tey. waa donc may remercier waat Thiès waa yëpp ci attention bi nga xam ne moom leen ñu accorder di leen wax ni que feebar bi dëggantaan njaay la yaakaar naa Sénégal am na 2 cas de décès loolu ku mu doyul dara dootu la doy feebar bi feebar bu garaaw la gis nañ ni ñuy def États-Unis nga xam mooy la première puissance mondiale ni muy def Italie France entre autres donc nañ gën a veiller si nga xam te nii
mooy les recommandations yu ministère de la santé et de l'action sociale joxe te ñu revenir woon ci sànq di bàyyi dajaloo gi parents yi di téye xale yi jeunes yi également étudiants yi képp ku ci mën a ñëw jàpp ci combat bi à travers la sensibilisation nga commencé ko sa kër sa koñ sa xarit yi nga xam dañuy wër di fubal ñoom ñëpp nga def ko sama moroomu jeunes yi tamit ñu conscient xam ni le pays a besoin de nous te santé yaakaar naa ku nekk yow yaa ko war a sàmmal sa bopp fubal neex na trop mais yaakaar naa ne ku amul wér doo talu fubal donc nañ sàmm loolu ngir yàlla di jaajëfal ñëpp. Lamine Ndiaye di président du cercle des étudiants thiessois de l'université Gaston Berger de Saint-Louis naataango mi àndal di Mouhamadou Moustapha Mbaye moom mooy jiite coordination des étudiants thiessois de l'université Alioune Diop bu Bambey Mouhamadou Moustapha yow nag sa message à l'endroit des jeunes yi seetaan tey. waaw mooy comme ni ma waxoon sànq rek képp ki nga xamante ni amul benn déplacement bi nga def c'est inutile toogal sa kër juste barrière yu nu wax yi sama naataango bi lim sànq nga respecté ko di ko def parce que li ma wax sànq rek mooy médecins yi noonu ñuy digal te ñoom noo xam lan moo ni aar en plus tamit damay lancer beneen appel autorités yi nekk fii biir Thiès ak borom xaalis ak borom doole yi nekk fii biir Thiès nu jàpp ci combat bi parce que bu fekkoon am na bépp autorité wala bépp ko am xaalis yaa ngi jàppale sa waa koñ je pense que ñu néew doole nga leen di jàppale xeex bi dina gën a mën a yomb ci état bi dina mën a gën a yomb ci ñëpp parce que c'est vraiment difficile l'instant bi parce que liggéey yu bëri dañ ko arrêté booy xool am na ay comme chauffeur Jakarta tamit war leen trouver solution parce que nit boo nee ko bu liggéey bu yàpp booy xool ñoom seen liggéey lan la mooy yàpp ay nit du ci ëpp léegi boo leen waxatee boo leen yàpp fa leen ni jëlee dépense am na ñoo xam ne ay père de famille lañ war nañ trouver beneen solution bu fekkee am na ay autorité nekk seen biir koñ ñu jàppale leen jàppale bépp pauvre képp ki nga xamante ne nag amoo loolu def ci biti wala ngay def ay déplacement yu inutile toogoo sa kër nga respecté médecin yi li ñu wax incha allah lépp dina fi jógee parce que bu ñu deful loolu ba feebar bi gën a law kii wax na ko sànq ay États-Unis ay Italie ay France di ngeen ñun bu ñu amee problème ay waa France noonu ñu jàppale te ñoom instant bi ñoom lii ëpp na seen bopp bi dafa leen dépassé carrément kon loolu noonu bu leen dalee ñaan na ko yàlla loolu bu leen dal bu ñu daloon tey kon fan lañ koy waxee lu gën nag mooy nu respecté barrière yi ñuy wax ak médecin yi ñuy wax balaa ñoo egg foofu. jërëjëf eggee dina doy waar trop. ngok mu nekkoon seen émission xeex corona ma àndoon cee nag borom ñaari tur yu sell yi di Seydina Mouhamed Lamine Ndiaye ak Mouhamadou Moustapha Mbaye yi moom Seydina Mouhamed Lamine mooy jiite cercle des étudiants thiessois de l'UGB université Gaston Berger Mouhamadou Moustapha Mbaye moom moo jiite coordination des étudiants thiessois de l'université Alioune Diop bu Bambey mu nekkoon seen numéro xeex corona ñu ànd ceeg mairie ville de Thiès leen jox rendez-vous ci beneen émission jërë ngeen jëf et restez connectés sur seen chaîne YouTube préférée muy Thiès Média merci.